Bonjour chers téléspectateurs ñi leen di jaajëfal ci teewaay beeg teewlu bi di remercier bu baax kii di Soxna Naata Mbaye ak rédaction bu télévision Futurs Médias ci xibaar yu am solo yooyu ñu ñëwati ci bu waxtu wi jotee saa su ne lundi ba jeudi ci 13h30 à partir de 13h30 ñu ñëw fas yéene ànd ak yéen téléspectateurs yi yéen internautes yi waxtaanee li ci biir internet bi man ak sama jigéen Merry Beye Diouf Merry maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo ziar Mamadou Ndiaye di nuyu suñu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoom ñooy faral di seetaan lépp luy programme TFM et plus particulièrement ñi nga xamante ne depuis bi émission bi commencé ba léegi ñu ngi koy commencé suivre duñ ko raté benn yoon. bari nañu seen i réaction ci Facebook bi Twitter wala Instagram bu groupe Futurs Médias wala bu télévision Futurs Médias saa yu waxtu wi jotee gis nañ ñi ngeen ni message yi dañ koy jot en temps réel ci importance bi ngeen jox wala intérêt bi ngeen jox émission bi di li ci biir internet yi ñu démarrer comme ni ñu koy defee actualité yi ci site d'information yu Sénégal yi njëkkee rawatina bu IGFM bi nga xamante ni mooy site bu groupe Futurs Médias information juste et vrai en temps réel. waaw information juste et vrai en temps réel ci loolu sax laay daal di jëlee sama gel nii parce que xam nga. ñu takk masque ma mayate la rek tuuti. heure yi nag moom heure yi nga même. waaw heure yi dama pompe sama masque gi nii. waaw leeral. waaw leeral la waaw man it sama bos a ngi nii parce que xam nga dañ koy faral di fàtte Mamadou geste barrière yi c'est encore essentiel distanciation sociale. Les gels tout le temps di raxas sa loxo ak li nga xamante ne moo di takk sa masque fépp foo mënti nekk bu dee lieu public la ndaxte toujours si li nga xamante ne moo di site internet yi. ñu ngi ñuy yëgal ne que Sénégal aujourd'hui ñu ngi si à 200 cas de mort du coronavirus. donc loolu c'est pas petit. Mamadou et si loolu mort yi la mais ñu ngi ci 48 cas yoo xamante ne c'est des cas yoo xamante ne c'est grave naam ñu ngi continuer di dund naam ñu ngi continuer di dawal li nga xamante ne mooy suñu activité quotidienne reprendre petit à petit mais bu ñu mës a fàtte que ne Covid bi mi ngi fi te mi ngi continuer di rey d'ailleurs sax ñu ngi yëgal ne que actuellement second cas de contamination ñu ngi koy localiser fële di Popenguine am nañ fa 3 cas Guédiawaye Touba Rufisque Ziguinchor Diamniadio Diourbel Fatick Kaolack Ndofane Ouakam Richard Toll ak Vélingara. Barre des 200 cas franchis au Sénégal loolu la ñu wax depuis bi pandémie bi duggee fii ci mois de mars site d'information yu bari ñëw ci rawatina IGFM ak xibaar yi nga xam ne da leen koy jox ci waxtu bu nekk ci moment yi xibaar yu am solo mais nag mbirum Covid 19 bi. du ñu jóg ci di leen sensibiliser yéen internautes yi yéen téléspectateurs yu télévision Futurs Médias ngeen di respecter toujours mesures barrières yi takk masque yi tey raxasu ba set ndaxte feebar bi mi ngi fi te mi ngi gën di law. effectivement bu ñu jógee ci loolu Mamadou sànq soxna Naata mi ngi ko doon wax ñu ngi tàggee ki nga xamante ne moo di doyen Balla Sidibé bi nga xamante ne orchestre Baobab la nekkoon. daal dina ko xëy na suñu génération papa ak yaay la woon. waaye ñun ñi ci jot dundu ci diggante bi daan nañu fekkee fi nga xamante ne suñu papa ak suñu yaay moom la ñuy faral di déglu musique am. di ko jaale ay mbokkam di ko jaale monde musique bi mu nekk xibaar bu tiis boo xam ne gis naa ni site d'information yu ci bari ñëwaat nañ ci retracé waat parcours am boo leen ko gën a mën a miinanteeg moom site yi ñëw nañ ci tey ci génn àddina kii di Balla Sidibé mais Merry tey lan mooy cas bi comme chaque jour nga indi benn cas bu bees benn affaire boo xam ne day lëmbee internet bi bu dul vidéo di image di wala audio mais toujours ñun comme ni ñu seqoo ak internet yi téléspectateurs yi dañuy gën di leen sensibiliser nan la ñuy utiliser internet bi muy Facebook Twitter wala Instagram yan message lañ ci war a joxe nan la ñu war a mën a comporter woo du ñu jóg ci di leen ko wax tey lan mooy cas bi. Mamadou balaa maa jàll ci cas bi rek. xam nga indi woon nañ fi semaine passée accident bu metti boobu nga xamante ne rayoon na fi ñaari xale. mooy bi amoon Yoff. voilà bi amoon Yoff bi nga xamante ne benn xale bu jigéen ak rakkam bu góor la faat. donc ki nga xamante ne moo di conducteur camion bi daal dinañ ko jugé. avocat de la défense nag nee na daan biñ ko teg dafa oyof tool parce que nee nañu que chauffeur bi ñu ngi ko teg 6 mois de prison. ba pare daal di ko defal suspension de permis pour 6 mois. avocat yi nga xamante ne mooy famille bi nag nee nañu ñoom pour ñoom daan boobu daal dafa xaw a oyof trop ci ku faat ay bakkan mais voilà te tayu ko donc loolu suivi de cas la woon rek léegi nag ñu daal di dugg ci cas bi. non vidéo bi c'est bien ñu préciser ko parce que semaine dernière
dernière partagé woon nañ ko ak internautes yi ak téléspectateurs yi mooy accident bi nga xam ne moo xewoon fële ca Yoff mu nekk loo xam ne lu tiis la verdict bi moo génn moom nga ñëw wax noonu ak daan yi nga xam ne teg nañ ko kii nga xam ne moo doon dawal ak ki moom camion bi. effectivement moom mooy kii doon dawal ak ki moom camion bi. léegi bu ñu jógee ci suivi de cas boobu nag ñu dugg ci vrai cas bi. cas bi lan la vrai cas bi daal. expression cas ceetet depuis démb mi ngi daw vidéo bi li ñuy naan vol en réunion. maanaam nga nekk bande. daal di dugg ci bërëb. c'est vrai. daal di sàcc. vidéo boobu gis naa ñu koy partagé. mais xam nga dama xaw a prudent. comme que dañu wane woon seen kanam yeeg yooyu. waaw fa laa doon jëm parce que spécificité wu vol bi maanaam li nga xamante ne nii xam nga d'habitude sàcc yi dañuy nëbb seen kanam surtout ak masque yi léegi yu ñuy sol mais ñoom dañuy dem à visage découvert la ñu demee. caméra de surveillance bi caméra de surveillance bi moo leen jël donc c'est à partir de la caméra de surveillance la ñu jëlee vidéo bi mais ñun pour daal di protéger. li ñuy naan individu yeeg ñun suñu bopp voilà comme ay présumé lañu dañuy flouter seen kanam mais ñu bàyyi leen ngeen xool vidéo bi. voilà je pense mën nañu ko commenter en même temps. comme que seen kanam yi feeñul. d'accord amul problème donc. mu nekk vidéo bi nga xam ne mu ngi lëmbee internet bi actuellement ñu presse bi tey. presse classique bi muy presse papier bi ñëw nañ ci teg indi ay yeneen xibaar ñu ne dañu jàppoon ni ñoom dañu doon sàcc xaalis. bu toll ci 96 millions effectivement benn boutique chinois la ñu daal di jël. li nga xamante ne moo di 96 millions. moom la ñu fa sàcc nee nañ nag ki nga xamante ne moom lañ ko foog du moom la ñu jiñ mais ki nga xamante ne moom lañ ko foog ni moom mooy nekk cerveau bande bi. nee nañu benn ancien policier la boo xamante ne ni dañ koo dàq. ndax dafa tàmmoon di foqati ci nit ñi maanaam li tubaab di tuddee extorsion de fonds. léegi nag nee nañu ñoom 6 personnes lañu. ki jiite woon bande bi. waaw ki jiite bande bi parce que dañ leen arrêté 6 personnes yooyu yëpp jot nañ leen arrêté ba dek leen li nga xamante ne mooy garde à vue fële ca dikk donc policier boobu nga xamante ne dañ ko radié nee nañu moom moo doon diriger li nga xamante ne moo di cambriolage boobu. ci boutique chinois mu nekk vidéo boo xamante gis nañ ko ci réseaux sociaux yi page yu ci nekk partagé ko rawatina lutte contre l'indiscipline des Sénégalais gis nañ ko ci Facebook bi Sénégalais yëpp di ci commenté tey nag bi ñu ko gën a partagé mooy tey bi nga xamante ni presse classique bi ñëw na ci muy presse papier bi ñëw ci indi ci yeneen xibaar yoo xam ne gis nañ ni xibaar yu am solo la d'ailleurs vidéo partagé yeeg ak mbirum caméra de surveillance yeeg loolu waral tey ñu fas yéene siq waxtaan ak Pape Ismaïla Dieng nekk koo xamante ni xam-xamam màcc lool di blogueur nekk koo xam ne xam-xamam màcc lool ci mbirum internet ak yoo xamante ni li koy wund la moom Pape Ismaïla je pense bu nekkee ci ligne bi mën nañ ko jéem a woo waxtaan ñun ci vidéo yeeg ñi ñuy partagé nii ban anam la ak ci ban moment la ñu war a mën a partagé vidéo yi je pense Pape Ismaïla bu nekkee en ligne mën nañ ko jéem a woo ba xam kon connexion mooy xaw a am problème. donc ci kanam tuuti ñu jéem ko jot ndaxte nekk na loo xamante ni vraiment situation yoo xamante ni ñu ci bari ñu ngi ciy ñi ko lam-lamee ndaxte coowal soxna soosu semaine dernière ak gis nañ ci coow lu mu ci indi ba xam nañ waroon nañu partager image am yeneen experts ñëwoon nañ ci indi ci ay leeral mais situation bi je pense bu Pape Ismaïla Dieng pare mën nañ ko jot mais entre temps je pense que nekk na image boo xam ne ñu ngi koy partager bu baax ci réseaux sociaux. waaw image la boo xamante ne nii depuis démb Facebook commencé na thread bi ñëpp a ngi ci waxtaan ñëpp a ngi koy partager même Twitter ñi nga xamante ne nii tamit mooy moom Pape Ismaïla moom tamit def na ci analyse boo xamante ne nii c'est une analyse percutante fële ci nga xamante ne moo di Twitter Instagram aussi en tout cas réseaux sociaux yëpp yi nga xamante ne en tout cas moom la ñu am fii Sénégal vidéo boobu ñu ngi ko fay partager léegi est-ce qu'on a le droit de partager une vidéo avec les visages couverts des personnes ça on va en discuter avec l'expert mais balaa ñu koy jot rek xëy na le temps que ñu koy jot di taaxirlu Mamadou mu am benn nouvelle boo xamante ne ni wàcc na ci WhatsApp mooy waaw WhatsApp nag bari nañ léegi li ñuy changer. waaw mais la concurrence dafa naqari neexul. donc il faut que ñoom tamit ñu daal di améliorer service bi nga xamante ne ni moom la ñuy jox consommateurs yi. di update application. di update application bi wala plateforme bi d'ailleurs ci update boobu ñu ngi ñuy xamal ne que léegi. c'est désormais possible yow ak sa benn numéro WhatsApp. nga daal di ko am sur 4 téléphones. xam nga avant da nga doon jël benn numéro WhatsApp pour benn téléphone. wala
boo ko bëggee am sur ton ordinateur da ngay télécharger li nga xamante ne mooy WhatsApp desktop. Donc comme instant bii nii changé nañ loolu nee nañ léegi à partir de maintenant sa téléphone sa puce mi nga xamante ne moom ngay utiliser pour WhatsApp mën nga ko utiliser jusqu'à 4 téléphones maanaam su ma amee 2 téléphones benn numéro 77 et cetera wala 77 et cetera léegi mën nga ci am ñaata WhatsApp yu bari. mën naa ci am 4 WhatsApp mais c'est la même chose. c'est-à-dire amoo woon possibilité dañ doon am problème boobu. voilà c'est-à-dire tey su ma jëlee sama téléphone bi. ma daal di si def sama même numéro WhatsApp mën naa jël sama beneen téléphone bi ma daal di si def même numéro WhatsApp donc j'ai les mêmes conversations sur les 2 téléphones. yow sa ñaari téléphone yi la jël. ñaari téléphone bariwul. kooku beneen wax la. mais mën naa jël sama numéro WhatsApp def ko sama téléphone def ko sama machine. effectivement mais léegi machine boobu. le fait que nga jël ko def ko ci sa machine loolu c'est devenu obsolète. léegi loolu dañ koy remplacer par li nga xamante mooy ay affaire de Bluetooth soo bëggee xam nga faire comment dire partager des vidéos ou des images mais léegi en tout cas loolu moom mooy nouveauté bi nga xamante ne ni WhatsApp donc sa benn numéro WhatsApp mën nga am nga droit def ko ba 4 jusqu'à 4 numéros 4 téléphones 4 téléphones par waaw fa la yem pas plus si même numéro bi du yokk du waay. ok loolu baax na loolu dina baax ci période yi nga xamante ni parfois c'est day gën a fidéliser rek en plus sécuriser nit ki je pense. effectivement te loolu sax dina wàññi xëy na nit ñi am ñaari téléphone wala ñett parce que ñu si bëree. comme non man beneen cas la mais xam nga ñu si bëree du ñu mën a utiliser même téléphone bi pour plein de choses. donc dañuy préférer faire la part des choses mais c'est quand même bien li nga xamante ne moom la ñu indi parce que léegi le monde va vite et nous aussi. loolu am na solo buy fonctionnalité yoo xamante ni WhatsApp plateforme bii nga xamante ni bari na ci Sénégal lool ñu koy utiliser ku wax WhatsApp nag wax statut yi. parfois nga gis ay statut yoo xamante ni aussi dafay reetaanlu. doy waar sax. image du jour yi je pense que statut WhatsApp yi la yoo xamante ni bon jógewul ci WhatsApp ci réseaux sociaux yi la jógee mais gars yi dañ koy partager ci WhatsApp. effectivement ci réseaux sociaux yi la jógee mu neex nag mais comme dañu nekk période tabaski. Mamadou lii nga xamante ne dañ ko jot a sélectionné daal ci image du jour yi daal lépp ci mbirum tabaski la. à part ñaaru ñett. je pense ñu daal di commencer ak benn bi nga xamante ne ni da leen di interpeller en même temps parce que ku wax tabaski wax fête wax événement wax sàcc. donc ñi nga xamante ne ni ñu di sàcckatu pneu yi am nañu benn méthode bu bees dégg naa dañuy ñëw fekk nga gaare sa oto ba mu baax ils se font passer pour un mécanicien daal di wekkil la say 4 pneus tegal la fa ay xeer daal di dem. oui image bi gis naa ñu koy partager mais toujours tamit c'est bien lii am na solo ñuy partager genre image yi. ndaxte nit ñi gën a mën a xam. surtout ñu am oto. ndax nee nañu bu ñu amatulee pexe bu ñu jaar dajji sa oto wala dara dañuy ñëw teggi wekki ndànk say pneu oto. lii moom vraiment nekk na loo xamante ni c'est bien ñu partager ko ci WhatsApp bi. ba sa oto bi gaare nga ko bu baax rek. gaare bu baax ndaxte mën nga gaare sa oto nii mais nii moom am nañ fit nag vraiment. waaw parce que nee nañu sax la petite histoire c'est que bi muy commencé di wekki dafa am ñu romb mu ne ko man maay mécanicien oto bi xam nga mën nga ils se font passer comme des exactement daal di ko wekki yëpp daal di ko tegal ba mu baax bi ñu jógee ci loolu nag imagine ku war a ñëw xëy génn war a taal sa oto liggéey wala dara ñëw rek jékki-jékki gis sa oto nii non imagine li gën a neex mooy nga taal sa oto ñëw ba liggéey war a génn dem lijjanti ji xar ñëw fekk ñu wekkil la say pneu tas yaakaar la vigilance. en parlant de xar am na beneen boo xamante ne nii xëy na ñun suñu mbokk jigéen ñi lay gën a interpeller parce que xam nga ndeysaan tabaski bu ñu xasee ba rey xar ya comme ni ko Youssou Ndour woyee woon ñun jigéen ñi dañuy ñëw daal di commencer tànk bàjjen yéen jigéen ñi sëy waaw waaw loolu nag aada la fi waaw aada la donc moo tax suñu régie bi mënee tegalee image bi rek ma may ko ñi nga xamante ne mooy sama mbokk jigéen ñi nga xamante ne chaque année bu tabaski jotee elles sont face à ce dilemme joxe tànk wala joxe beneen bi fàllare bi lañ koy wax xaw ma yow xam nga ko war nga ko xam démb nag mi ngi nii donc benn xar bu 80 000 nga bëgg ci génnee ay tànk bàjjan fàllare umpaañ butitu goro waxuma ko nag pooju njaay boppu maam ak cuukelu doom kon nag Sénégal ki yéet yi Ibou Shakespeare de moo ko wax du man du samay wax. non lii kay mënoon nañ def nag vraiment d'accord ak image yu Shakespeare bi ñu defoon nii mën nañ defoon beneen image. koo xamante ne day représenté joxe image yu Sénégal. non c'est que ki ko bind ki ko monté moo tudd Ibou Shakespeare ndax nee na moom penseur la quoi xam nga. mais nag li ma wax nii. mais di wax ne lii tamit ak suñu tradition. suñu tradition la ñoo ànd ak suñu culture ñun ñëpp ci loolu la ñuy yaree famille sénégalaise. noonu la ñuy doxante mais toujours je pense que l'objectif bi mooy raffermir les liens.
les liens de la belle famille ak la famille donc parce que bu ñaari nit que daal di sëy rek daal di que réunion une famille la donc xam naa ne mag yi dañ ko doon def rek pour feddali kóllëre ak comme ni nga ko waxee raffermir les liens mais Mamadou est-ce que am nga xar man de amaguma na xar maay xaar Mamadou xar yi cher na dégg naa trop moo tax ma indi leen image bi Régie tegal ñu suñu image bi moom la ñuy xaar waaw parce que xam nga dafa am xaru États-Unis ak xaru France nee nañu aux États-Unis ñoom dañu doon jënd xar le plus cher à $200 soit 120 000 francs dañuy peser xar bi daal di ko fay selon le poids et non la race fii nag ñu ne laadum woo maadum woo wala saadum à 10h30 moom mi ngi ci biir cin li donc loolu day interpeller ñi nga xamante ne ñooy jaaykatu xar yi mais réflexion bi gis naa ñu bari di ko poser ci réseaux sociaux yi que ni xar yi dañu commencé léegi di ko peser je pense même ay spécialistes yi ñu ciy wax en tout cas tweet bi gis naa ñu bari partagé ko que feneen noonu la ñuy jaayee xar mooy États-Unis $200 mooy 120 000 francs CFA si ñun suñu xaalis actuellement fii nag moom dañuy jëlaale raasu xar bi. yow it laadum. yéen ñii tamit da nga koy exiger. non man nag non. mais bari nga ci bu dul yow. am na ñeneen ñoo xam ne. waaw am na nag ay soxna yoo xamante ne loolu seen comment dire am na nu ñu koy waxee daal seen yëg-yëg. ñu que seen leen laadum waaw xar bu rëy daal comme ça ñu mën ci doser tuuti mais quoi qu'il en soit c'est vrai que lii kii wax ci biir tweetam dëgg la à 15h ñoom ñëpp muy laadum muy keneen ak keneen ci biir cin ba la ñuy mujjee. loolu xar yi la loolu xar yi la am na yeneen image yoo xam ne pour jigéen ñi la yéen ñii période tabaski bi solu waaw xam naa sama moromu jigéen ñi rek laay tegal foofu image bi rek ndaxte image bi si li nga xamante ne moo di solu bi mooy siliyeeg ay ñoomin seen ana Régie nag ñu tegal suñu image ñu xool voilà nee na veille tabaski moom dafa ñaan nee na veille tabaski yàlla na fossile yëpp takk ba jeex boîte make-up yi réer seen perruque ak seen cheveux naturel yëpp naaw usine mèche ak faux hanché ak faux sein yi seen machine yi explosé nee na ndax yàlla ñu mën a gis seen melokaan naturel lépp loo xamante ni dañ koy yokk ci sañse yeeg dañ koy yokk ci lépp lu superflu rek dafay ñaan yàlla mu kii waaw nee na moom na lépp tàkk ndax moom naturel bee ko gënal nee na ndax yàlla ñu mën a gis seen melokaan maa ngi xaar tontu jigéen ñi. xam nga léegi maquillage dafa waterproof. commentaire da nga dugg ci biir ndox ba génn du kii bëggoon naa gis commentaire yi ki ko tontu jigéen ñi surtout. ay ca xëy na ñu topp ko ndaxte internet yi tamit ay nañ trop ci tontu. dañu saf làmmiñ looloo ma neex si ñoom looloo tax nag ñu daal di dem ci li nga xamante ne moo di punchline moom it benn image du jour la. xam naa ne loolu moom yéen xale yu góor yi lay gën a intéressé. mbirim benn waay la rek boo xamante ne nii dañ kaa demandé mu choisir. daal di ne ko entre sa yaay ak sa jabar tey bu ñu leen doon dugal ajana waaw kan ngay njëkk a dugal ajana daal waaw moom daal tontom nee na daal na ku nekk dugal jabaram jeex na sama papa ne dugal jabaram man ma dugal sama jabar kon jeex kii tontom bi baax na loolu mooy kenn ma dugal non mais kii tontom bi lii mooy vrai punchline nag tontom bi kii kenn du ko jàpp non kenn du ko jàpp parce que li mu wax da ko teg ci logique. j'espère que papaam na am benn jabar. kookoy choix loolu c'est la bonne question à se poser ndax bu amee 4 jabar moom est-ce que yaayam dina dugg. lii yëpp ci internet la bokk mooy image yi ngeen di gis du rek internet du rek ay lu bon wala yu ñaaw yi ñuy partagé parfois nit ñi dañuy joxe seen xalaat joxe seen loo xamante ni dañuy reetaanlu. loo xamante ni aussi dañu gis ni ñun war nañ ko partagé donc ak yéen comme ni ñu koy partagé ci internet bi gis nañ seen réaction ci Facebook bi Twitter wala Instagram bu groupe Futurs Médias wala bu télévision Futurs Médias live yi gis nañ ko actuellement seen message yi bari nañu mënuñu lire yëpp mais en tout cas man maa choisir bi léegi ci la moom benn internet partagé ci réseaux sociaux yi ma gis ni war nañ ko mën a partager ak téléspectateurs yi mais surtout ñoom tamit ak internautes yi mooy kii nga xamante ne dafa ni je suis passé derrière l'hôtel et j'ai crié tonton ta femme arrive 30 personnes sont sorties en courant mais lii kii xale bi xam naa dafa mel nii rek ki may bañ a tudd benn Xaadim Cissé rek ñu tooñ mag ñi mais en tout cas nekk na image bi nga xamante ni ñu bari ñu ngi koy partager actuellement ci réseaux sociaux yi yow xam naa ni sa commentaire du baax. non man moom du ma ci commentaire bàyyi rek ba bàyyi ko.
kon baax na loolu mooy wane ni internet dafa am solo luy nga xamante ni du ñu jóg ci di ko wax dañ leen di sensibiliser di leen jàngal mais di partager aussi ak yéen li nga xamante ni gis nañ ni dina neexal seen journée surtout ci période yi yéen ñi nekk ci kër yi yéen ñi connecté wu en temps réel. gis nañu importance wala intérêt bi ngeen jox émission bi di li ci biir internet yi mu nekk lu am solo Youssou Ndour wax nag réseaux sociaux yi dafa doy waar. te dafa doy waar. je pense bu régi pare mën nañu di tegal son Youssou Ndour boobu quand même. waaw réseaux sociaux waaw ñu daal si bëggee tuuti ci réseaux sociaux yi. oui. loolu mooy Youssou Ndour réseaux sociaux yi nag li mu ci wax rek moo ci am. waaw lu mu ci wax lu am solo la. musique bi daal di tegu ci temps mu daal di neex ba dee. waxoon na beneen wax defoon na tamit beneen explication ci jamonoy pandémie bi ci mois de mars bi. mooy bi muy def live mi mu ne internet Ferrari la. waaw Ferrari la moom. ñun ñu ne internet géej la Ferrari la c'est la même chose. waaw pour nekk ak sa comparaison noo koy xoolee. ñun nag li ñu jëm gën a bëgg mooy gën leen xamale ak internet bi ngeen gën a maîtriser donte parfois sax yéen ñu ko gën a xam moo tax ñuy wax émission participative la Social TV la seeni réaction dañ koy jot en temps réel ak hashtag bi di sunu net nga fëpp boo leen ko message bi boo leen ko envoyé dinañ ko jot ñu partagé ko ak téléspectateurs yi mais aussi ak yéen internautes yi leneen li xanaa ñu demaat ci beneen vidéo du jour. waaw xam nga rek période tabaski la donc lépp lu ñu leen indil tey c'est en rapport avec la tabaski pour aussi ñun tamit ñu coller à l'actualité. donc benn woy la boo xamante ne réseaux sociaux yi actualité non fu mu ne nii moom tabaski la ko gisul wane image xar. waaw yaa ngi nit ñi stressé dañ ba à un certain moment ou bien à un point où dañuy teg benn image boo xam ne leen di reetaan. wala yaa ngi ci solo bi. waaw après nañ ñëw ci sa solo bi yow. waaw d'accord am benn nga ni lancer tabaski. gis nga dañuy lancer effet la. donc vidéo tey bi ñu indi mooy vidéo du jour moom tamit ci wàllum tabaski lay woy ndeysaan woy bu neex mais da ngeen di déglu parole bu baax. pour ñan la. pour internautes yi ak célibataires yi surtout. mais yow yaay digal ñuy wut bëy wala ginaar. digalewu ma pour célibataire yow moom moo woy donc internaute bu nekk célibataire rek mairie bee moo leen. musuma kaa def bu ma jaxaseeg ñoom. vidéo la boo xamante ne daf ko woy. yow déjà internaute yi je vois des messages yoo xamante ni depuis démb. ñu ngi wax ci sa gétt gi je pense waa régie bu ñu tuwee mën nañu ko défiler noonu. ci sa mot wolof bi nga doon wax noonu gétt. ndeysaan am na ko mën a démb fan laa jàngee wolof ma ne ko man jànguma fenn wolof damay fekk nit ñi te gëtt nga waxoon yow ma daal di for jël ñëpp rectifié nañ la ne la gétt la ñuy wax waaw yow yaa ma rectifié amul benn problème dañuy jàng ñun ñëppay jàngandoo waaw mais ñoom ñëpp rectifié nañ la amul benn problème loolu dafa baax dañuy jàngandoo tey nga ni tey vidéo bi ngay tooñ célibataire non tooñu ma célibataire dama ko gis te comme ñun looloo tax ñu nekk fi indi leen li nga xamante ne nii moom la ñuy reetaan loo way wala moom moo neex moo tax ma gis ko way bi neex sànq yaa ngi si doon fecc ma tegal leen ko ku ci gis sa bopp nga lancé yaakaar ni track bi mairie sànni pour yow célibataire nga envoyé ñu sa réponse punchline lay doon du ma sa def punchline moom mooy def punchline dina poster sa réponse nekk na loo xamante ni lu am solo mais tamit c'est toujours bien image yeeg li ñuy partagé ci WhatsApp yeeg ak statut WhatsApp yi
ak ci Facebook beeg Twitter beeg Instagram bi ñu koy partagé ndoog ak téléspectateurs yi ci suñu page Facebook Twitter wala Instagram yéen téléspectateurs yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ni ngeen di suivre programme yu télévision Futurs Médias leneen li des mooy. xam nga dafa am point Covid. point Covid bi nga xamante ne chaque jour day am à 10h. waaw gis naa ñu koy parodie nag. waaw léegi nag dafa am point tailleur aussi. point tailleur daa am moom laa bëggoon rek ñu daal di ko baaxee li nga xamante ne moo di internet yi ak téléspectateurs yi. après ñu daal di dugg ci li nga xamante ne moo di benn vidéo bu neex. benn conjugaison la am na koo xam ne fii ci kër gi dafa am koo xamante ne nii dañ ko sonal ci internet bi. muy Ndoye Bane. waaw. internet yi ne ak hashtag bi sunu net lépp li nga xamante ne dañ koy tooñee Ndoye Bane ci réseaux sociaux yi ñu ngi koy tooñee mën ngeen ko envoyé ñun tamit dañ ko partagé ak yéen mais balaa boobu ñu dem ci vidéo bi nga xam ne mairie ma ñu ko proposé. day nit ñi ngay jaxase. téeméeri ñaw ak juróom fukk ak juróom-ñaar yi nga xamante ni jotoon nañ koo jël si yooyu ñaar téeméeri ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo si jot a pare fukk yi ak juróom-ñaar ay borada la téeméer ak benn yi nga xamante ni ay jesner lan ñaar fukk ak juróom-ñaar yi nga xamante ay vaccin lan juróom fukk ak juróom-benn yi nga xamante ay mbase gis lan yi nga xamante moom moo fi des nag fii si suñu diwaan fii suñu atelier ñetti téeméeri ñëw. dafa point Covid de wala point. non point tailleur la moo tax ma ne dafa am point Covid léegi mu am point tailleur. da doon wax ci basin yi toll ak fii xàppati ak. mais j'espère que ñëw yëpp dina pare. non heureuse j'espère suñu mbokk tailleur yi dimbali leen rek xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi ak surtout xale yu ndaw yi. rek na ñëw yëpp pare mais balaa ñuy dem ci tàggatoo bi Mamadou. am na benn vidéo boo xam te ne dama koy xool di ko ree conjugaison bu bees la. waaw seetaan leen ko. ménopause yow mënoo kii mënatul jur yow mënatoo jur da ngeen a ménopause the ménopause te ménopause vous ménopause il ou est avec ménopause mu leen am doon lan moo ci sa yoon du noonu de kay leeral ko ci internet yi aussi parce que am na élèves ak ay étudiants yu lay suivre. du noonu mais Baye xam nga moom lépp lu mu jël il faut que mu daal di ko rendre très drôle moo tax xam naa ne ndaw soos la doon tooñ ñu ne woon rek nañ leen ko baaxee avant ñuy terminer émission bi. jërëjëf balaa ñoo jeexal ñu jeexaleeg Actu Inter mu nekk image yi nga xam ne gis nañu ñu ngi koy partagé actuellement nii ci statut WhatsApp yi ci réseaux sociaux yi muy pèlerinage en mode Covid 19 pèlerinage à la Mecque maanaam aj bu ren bii nga xamante ni aj bu exceptionnel la. dañoo tëj frontières yi ba moo tax dëkk yu bari ñu tere leen ko ren ji waa Arabie Saoudite rek ñooy def aj ak dëkk yi nga xam ne jege nañ ko lool te dañu respecté bu baax mesures barrières yi gis nañ image yooyu nga xamante ni actuellement ujaaj yi ñu nga fële ca Munna di waajal li nga xamante ni mooy taxawaayu Arafat avant boobu def nañu li nga xamante ni mooy tawaaf bi nga xamante ni en temps réel jot nañu image yi ci réseaux sociaux yi gars yi di ko partagé mu nekk lii moo nekk tawaaf yi mooy balaa pèlerin yi dañuy def tawaaf yi def wër Kaaba gi juróom-ñaari yoon balaa ñu fa jóge di dem Munna di waajal li nga xamante ni mooy taxawaayu Arafat en tout cas di ñaan aj bu exceptionnel bi nga xamante ni je pense que ba àddina sosoo ba léegi musul am gis nga ko dañuy respecter mesures barrières yi distanciation yi ak respecter li nga xamante ni mooy fexe wala fexe bañ a lawal feebar bi di Covid 19 ñuy ñaan yàlla Covid bi ren fi yem fi ci at mi déwén mu ñu delluwaat lépp. jaaraat yoon mairie je pense mën nañu tàggoo jox téléspectateurs yi dig daje suba mun na nekk dernier numéro ci semaine bi di li xew ci biir internet bi léegi nag mën naa wax ci sa solo bi xam naa ne tendance bi nga nga lancé ci tabaski bi. waaw su somoo la nii rek xam nga comme tabaski bi dafa affaire ndaanaane ñu daal di génn rek ci grand boubou daal di lancé waale pour internet yi non yéen mënoo leen ko tal mais sama mbokk jigéen ñi laay wax rek Kova moo fi jaar donc képp ku nga xamante ne sa ñaw pareegul rek yow demal Kova ay prêt à porter yu baax nga fa donc di leen dox dig daje demain te bu leen fàtte ne suba la Arafat woor leen boo leen ko mënee ngeen ñaan ci yàlla surtout Covid bi jóge fi yal na yàlla nangu suñuy ñaan déwén gën a dàq li nga xamante ne moom la ñuy dund actuellement te yàlla def li gën si ñun ubbi xol yi année prochaine xëy na nga dem màkk. waaw incha allah bëgg naa ko yal na ko yàlla def en tout cas di jéggalu bu baax Pape Ismaël Badiane moom Pape Ismaël Dieng pardon. bëggoon nañ ko jot mais réseau bi ak internet bi xam naa dañuy wax ak opérateur yi ñu gën a yokk débit internet bi débit bi gën a yokk opérateur yëpp. ci dugg waaw.
baax na tàggatool ñu dem pour ñuy mën di jot ñi nga xamante ne ñooy suñu experts yi ngir fexe échanger ak ñoom ngir téléspectateurs yi mais surtout ngir internautes yi gën ci jàng surtout ci période yi nga xam ne lu nekk la ñuy partager lu nekk la ñuy diffuser ci réseaux sociaux yi wala ci internet lan mooy li baax lan mooy li bon loolu waral ñu defal leen émission bii di li xew ci biir internet bi di leen sensibiliser mais aussi di leen wan ay images yeeg WhatsApp yeeg partage yi nga xamante ni parfois dina reetaanlu ngir ngeen bañ a stressé loolu mooy rôlu télévision Futurs Médias loolu mooy rôlu internautes yeeg internet yi ñi nekk ci internet bi donc di leen jox dig daje ba suba ci beneen numéro gannaaw boobu ñu terminé ak vidéo yi nga xamante ni moom la ñuy tàmm di jeexalee rek mooy ñi neex. waaw xanaa ñu tegaat rek li nga xamante ne mooy réseaux sociaux bu Youssou Ndour. ñu daal di ko tëjee rek daal di wax à demain. incha allah bu ci yàlla àndee incha allah.